Découvrez le bouquet africain.tv, la première application 100% légale de chaînes et de contenu africain. Accédez à 5 chaînes sénégalaises et à 5 chaînes de divertissement. TFM, RTS, Soulieuf, A+, Nollywood TV, Trace Africa et beaucoup d'autres. Tous les hommes sont pareils. Tu voulais détourner de l'argent là dans mon salon. Retrouvez également plus d'Afrique et ses centaines de programmes à voir et à revoir en illimité sur tous vos écrans. Divertissement, films, séries, jeunesse. Testez-nous avec le bouquet africain.tv. Mettez l'Afrique sur tous vos écrans. asalaamaaleykum sénégalais yi niñ koy waxe toujours fu leen toll ci xarnu bi jëm ci xaadim la tudd Guèye la sant ndar géej la dëkk di yeewoo fii ci Italie mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen yéeguwaay ok mooy loolu voilà dellusiwaat nag comme niñ koy defee toujours rek biñ leen santé gërëm leen di kontaan ci yéen parce que gis nañ yéen a ngi partager vidéo yi gars yi ñi ngi gën a abonné ci chaîne bi parce que xam nañ ne dëgg bi fi la nekk parce que dëgg neexul vraiment am na ñoo xam ne li may wax neexu leen dama leen di comprendre waaw parce que buñ sañoon ku mel ne man du nekk di wax parce que seen manipulation yooyu nga ñëw di ko démonter kooku mooy li ñu liggéeyoon yëpp nga ñëw teg vérité yoo xam ne ñoom ci ay fen la ñuy dox dañuy ñëw gëmloo nit ñi lii teg bagage yooyu rek dafa ne loolu moo war a jàll ku ñëw nag tegal leen vérité xam nga xaamum vérité la leen tegal du nekk fii di mbalalali bla 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 yu dul jeex déedéet danaan la lii moo fi am waa ji moo waxoon lii dem tey lii la wax moo waxoon li bërki démb bërkaati démb ak jour ba ca topp tey lii la waxaat donc duñ sosal nit duñ fenal nit mais am nañ droit nag ni ñuy critiquer suñ Macky Sall mais ak yow mii ka ko dul Sonko du Macky nga ànd ak moom nañ koy critiquer Ousmane Sonko dañ koy critiquer feni Ousmane Sonko dañuy ñëw fii ñu tegal leen day kàcc kooku duñ ci sonn duñ ci tay ñuy xoxotal du golom yi nekk fi ay tunkar ak ay genre yu mel ne moom ñooñu xool ca mbalit ma leen di sànni seen ay wax kontawul voilà bu ñuy xoxotal nañ xoxotal ña ñeme ñun faalewuñ seen maam yëguñu leen teytuñu leen voilà ñu bare nañ bëgg a nekk di tontu bu ñu gisee ñuy wax seen xol yi di bax te duñu leen mën a tontu ñun nag yàlla may nañu faculté may ñu moyen boo xam dañ mën a jàkkaarloo yéen di wax au nom de tous ces sénégalais yi xam ne si seen wax yu naqare yi seen wax yu bon yi seen menaces yi seen saaga yi di n'importe quoi mu leen di metti te mënuñu leen a tontu ñun dañ leen di tontu affronter leen du ngeen tos du leen fëgal yéen ak seen candidat boobu kooku dafa dem ba sës na mënuma lekk ci cere ji dama ci xëpp suuf foofu la Ousmane Sonko toll yéen sax xam ngeen ko ne waa ji day déliré waa ji ay mbokkam dañ ko war a jël ñu faji ko un leader politique ku am aspiration nekk le chef de l'état am na discours yoo xam ne si vraiment war na ko mën a véhiculer yu discours de violence yi bu ñu la waxee ne yow sa waay yaa ngi def ay discours yoo xam ne baaxul ci Sénégal xamuñu woon discours yu mel nii Sénégal yarewuñu lii mais waa ji day daanu ci ay provocation yu ndaw mu génn gis nga jukko ji daal di génn même bu jéemee baax lu sax nee nga xool léeg-léeg dana jéem a def discours sérieux mais mooy dem provoquer ñu dóor ko mu génn ñëw di victime seen kanam waaw te la ngay xam mooy Ali Kalaj ba mooy Adji Sarr mais problème bee mu am bañ téyee passeport am bee mënut a génn Sénégal ngay dem fenn sans autorisation au lieu mu lijjanti loolu ma ngay dem di wut nu mu jaxasee état Sénégal bee ñu téyee passeport am ak yéen ñii di seetaan te yéen du ngeen ay dof ndax sénégalais la comme man comme yow mi may seetaan il n'a rien de plus dañ ko dégg fu muy minimiser ay sénégalais naan ñi ay politiciens de yu tuuti la ñoo man seen ay bàyyi laay waxal ak ay Macky Sall àdduna du yàgg 2017 ba tey gis ngeen muy wut débat ak Macky Sall dafa romb sa level du mës a toog ak yow du mës a débat ak yow donc nga débattre ak yu ndaw yi sax au moins véhiculer sa ay message def naa loolu moo ëppoon solo li may def nag tey li tax ma del soit gis nga defal naa une vidéo bërki demb mais gis ngeen ni mu guddee sax mais ay collage am ak ay bagage am dafa rëy à tel point que mënu ma koon def ci benn vidéo tey nag genre suite laa koy def mais dama ci ànd ak sama frère sama xarit muy Tange Tandian nekk fële ci
di programme bi muy def samedi bu nekk ci leeral point tv di fa nuyu ki nga xam ne si moo ko moom di Dame Dieng maa ngi koy nuyu di ko encourager parce que attaques yi metti na waaw mais xam nga lu tax la nga àndul ak Sonko la nga dul wax Sonko est beau Sonko est gentil ah affaire yooyu voilà waaye ay Dakar Matin ay xawma Sen TV ak ay gars yooyu xam nga ñooñu buñ doon fen sax lépp lu ñu wax rek tàcc lañ leen def waaye képp ku ñëw fi naan da nga leen tegal vérité wala nga leen di wax lu Adji Sarr jox dëgg Adji Sarr wala nga jéem a jox voix Adji Sarr boo xam ne yaakaar nañ dañ fi génnee loo xam ne si dana yàqal Ousmane Sonko yow moom ay saaga donc daam suñ encourage suñ soutien mu ngi ñëw ci yow di ñëw ci yow Tange yow mi nga xam ne si taxaw nga di wax dëgg journaliste comme ki nga xam ne si mooy Pape Alé Niang les naafeq laa yéen a ngi rappelé wu ay tantay Adji Sarr ak ay bàjjanu Adji Sarr yu kenn xamul ay nijaayu Adji Sarr yoo xam ne ñoom ñem ne seen nijaay sax xamuñu ko waaye Pape Alé Guèye ak Ahmed Aïdara indi lañ leen ko tegal leen ko fii waaw tegal leen fi ay capitaine Touré yoo xam ne si bu doon dëgg la nekkoon tey lu tax génnu leen ngeen dem manifester ko lu am ngeen ne nañuy def marche capitaine Touré man gisaguma kenn ku fi defal marche PV boobu ñu doon wax faux PV boobu nga xam ne Pape Alé Niang génne na ko fii ne mooy réel ba ah yow bu ngeen yoree bu réel bi li maître El Hadj Diouf doon wax bërki dem yéen nee ngeen vrai PV bi yor ngeen ko mais lan ngeen di laaj PV ñu jox leen ko bu dee yor ngeen ko déjà moo lay wax nañu ay naafeq lañ ay zéro lañ tey nag damay ñëw jël benn daggit di ko ñaan Tange di ko ñaan leeral ak yépp ànd ak Tange ci wax ji lii mu def samedi ci événement bi amoon fële ca Casamance ma ànd ak moom ak samay point di ci dóor samay dóor ñu ànd ci xam nga ngeen déglu ñu jox leen ay révélation en plus yoo xam ne si xëy na Tange bàyyi na mu jàll wala demu ci woon ñun dañuy ñëw am ay leeral yu ñuy dugal ci diggante bi quoi comme ni ñu koy defee toujours xam nga dëgg bi ci Khadim Gueye TV la nekk ñun moom faale wuñ maam yi goloom yi ne ci réseaux sociaux yi daañ ko tojal nga xam ne moom buy wax day dem ba xam nga kàccikat dana waaye dem ba làmb li mu yor ci ginnaaw defe ne moo ko mu ko xamu ko kon nag gars yi ñu départ vidéo 1 bi laay départ ak yéen ak Tange déglu leen Tange fii après bu ma posé rek wax ci sama wax day dem ci Ziguinchor xam ngeen semaine bi ñu génn Casamance tàngoon na trop ndaxte leader bii di leaderu Pastef di Ousmane Sonko defoon na benn tournée économique dem foofu ca Ziguinchor ginnaaw bu mu demee ci Ziguinchor boobu mu dëkk nga xamante ni mu nga dëkk foofu ca HLM Nema mu dem fenn nemmeeku ji waa këram nemmeeku ji waa dëkkam yoon may ko nit ñi di ko rafetlu bu mu egsee aussi ay ndawam yoo xamante ni ñu ngi jokk ci waa Pastef ñu bëri génn nañu teertu ko waaye li ci am benn surprise maanaam dañ ci gis ay njàqare yoo xamante ni daf ci am après ginnaaw bu waa UNACOIS Yeesal doon def benn réunion dégg ni que seen doomu Casamance di leaderu Pastef di Ousmane Sonko mi ngi ci dëkk ba dañu invité kii di Ousmane Sonko bi ñu invité Ousmane Sonko pour mu ñëw participer ci réunion bi mais yaakaar naa ni coow li foofu la tàmbalee ndaxte réunion UNACOIS Yeesal boobu fi ñu ko doon defee ak këru Doudou Ka ñoo jàkkaarloo woon su ñu nee Doudou Ka nag xel yëpp day dem ci ko fi nekkoon directeur du FONGIP jamono ji Thérèse Faye remplacé ko fa jamono ji mu nekk directeur AIBD Doudou Ka boobu nag di un politicien boo xamante ni ràññee nañ ko ci dëkku Ziguinchor mais mi ngi bokk ci APR suñu nee APR maanaam parti Macky Sall la bokk suñu nee parti Macky Sall nag ak parti Pastef xam ngeen ñaari wujj lañu duñu laalante mais ba tey mbirum politique la rek mais donte bi ñu invité Ousmane Sonko nag fi mu waroon ñëw fekkee si fa réunion bi ñu ko invité woon muy waa UNACOIS Yeesal dafa am ay coow yoo xamante ni amoon na fa ay incident yu bëri am fa ba ay blessé yu bëri am fa ginnaaw nag coow yooyu bu mu amee ñu bëri yëkkati nañu ay kaddu naan provocation la waa kër Doudou Sonko ñii naan waa kër Ousmane Sonko ñoo dal ci waa kër Doudou Ka en tout cas bi loolu amee si ngoon si ëllëg si gis nañu kii di Ousmane Sonko def benn point de presse Ousmane Sonko lan la wax ci point de presse bi. point de presse kese pas conférence de presse. li xew démb c'est venu d'un acteur politique mineur. yàgg na. yàgg na xam nga li tubaab bi wax complexe d'infériorité yàgg na di wax ci Ousmane Sonko di yónnee ay nit kuy saaga Ousmane Sonko di bindlu ci Ousmane Sonko bu bindloo sax bu joxe site yi ba pare day fay ne leen désactiver commentaire yi loolu yàgg na.
ok premier break bi may def mooy loolu dégg ngeen ki nga xam ne si mooy acteur bii di nu mu tudd sax ki nga xam ne moom la demoon di ko provoqué dégg ngeen temps ñu leen ko tegale mi ngi koy diminuer di ko wàññi di ko diminuer au minimum naan acteur politique boo xam mineur la mooy moom mooy majeur bi donc wàññi sa moroom koo xam ne yéen a bokk terrain bi ngeen nekk fa yow nga ñëw naan kii mooy mineur man maay majeur rek xam nga mani de grandeur boobu nga xam ne si mi ngi koy teg boppam te yoru ko won na leen fi arrogance am won na leen kat mooy Ousmane Sonko donc da ngeen dégg après lan leen di wax moom kan la war a waxal mooy Macky Sall mooy supérieur waa ji te waa ji jiitu ko ci politique gën koo xam politique te moom moo dem nee nañ leen fi mu doon defee conférence de presse bi non waaye di ko wooyee conférence yàq walla point de presse bi parce que y a une différence duñ tàyyi si leen ko répéter pour ñu xamul nu muy demee ci média yi point de presse moom day ñëw toog wax lu ko neex mais du may journaliste yi ñi nga xam dañoo dem ses ji ba génn jàng war a ñëw toog yor seen bic seen feuille bind kenn ku ne ñu ne ko am nga droit kat nga poser question Ousmane Sonko wala Macky Sall wala candidat bi nga xam moo fa toog quoi ok nga ne ko benn question nga am nga laaj ko mu tontu beneen journaliste bu ne ci beneen journal wala beneen télé wala beneen site mu poser question mu répondre Ousmane Sonko li muy def mooy point de presse mooy yow mi nekk TFM yow mi nekk 2S yow mi nekk Seneweb Senego Dakar Buzz lu leen neex leeral fu nekk yéen andi leen seen micro ngeen teg ko fi mais na ngeen ne muut amul leen lu ngeen may laaj man maa leen di wax lu ma neex yéen ngeen dem ngeen véhiculer ko kooku mooy samay manipulation yéen man Ousmane Sonko da ngeen ko war a jàllale yéen amu leen droit ngeen di ma poser ay questions. parce que bu ma ñëwee ma teg samay wax mën ngeen ma ci laaj loo xam ne Sénégal daañ ma dégg du ma xam lu ma leen di tontu ndax kàcc yu ma leen doon kàcc da ngeen ma ko démonter kooku moom mooy point de presse damay ñëw yor sama feuille sama bic wax lu ma neex bu pare man leen journaliste yi tàggu naa leen ok journaliste Sénégal yi nag laa xam ñoom ñoo ñàkk fayda depuis 2 ans 3 ans Ousmane Sonko mi leen def la même chose ngeen ñàkk fayda jël seen micro yi dem di ko dëkk yabal seen ay nit di leen fay pour waa ji ñëw di leen jox kàcceem yi fenam yi manipulation yi quoi ok wàññi na ki nga xam mooy candidat ba nee na Macky Sall lay waxal te xam ngeen ne Macky Sall 2017 ba tey musa toog ak moom mi gannaaw nee na ko yow sa baay laay toogal donc mooy yow tu ne comptes rien te pourtant Ziguinchor boobu ñoom ñoo fay xeex pour jàll Macky Sall bu dee dañ dem ci 2024 nga xam ne ak comme 2019 muy présidentiel nga mën ne moom mën na ne du ma wax kenn ku dul Macky Sall mais loo xam ne législative la muy loo xam ne maire yi la ñuy fal affaire yooyu lan moo ci yoonu Macky Sall lu tax mu ne moom bëgg a nekk candidat wala ko fa teg day ñëw Macky Sall ñëw toog di jàkkaarloo ak moom xam nga loolu yanwul maana mais arrogance bi waa ji yor tax na ba kii mi koy jéem a wàññi gis a gaay mi toog fa di ko tàcc yéen a ñàkk jom yéen a ñàkk fayda voilà te dégg ngeen ci wax ji mi ngi naan waa ji day def di wax ci Ousmane Sonko ba pare fay pour ñu désactiver li nga xam mooy commentaire yi kooku mooy man mii dama yor chaîne demal sa page Facebook ku ko am commentaire yi parce que bu ma defee sama vidéo am na ñoo xam dañuy ñëw ñu bind ñi ànd nañoo ak man ñi ànd ñoo ak man du ngeen dégg toujours maanaam ku fi saaga damay bloquer sa maam signaler sa maam kooku commentaire yi Ousmane Sonko donc won na leen que ne moom gars yi na ci réseaux sociaux yi moom moo leen fi teg ba donc képp ku wax ci moom da nga war a bàyyi commentaire pour ñu ne fa saaga sa ndey saaga sa maam saaga sa baay donc mi ngi koy xamal que ne bis boo waxee ci man da nga war a bàyyi commentaire nga déglu sama golo yi ne ci ay ñoom tunkaraak mbaam yu mel ne ñoom lan lañ lay bindal donc ñii boo leen bëggee toroxal ñu ci bare dañuy dem ñu bloqué li nga xam mooy commentaire yi da nga déglu par force seen message bi ñuy te doo mën a bind di leen saaga kooku démontré ne li ñu doon weddi que ne moom mi mooy saagaloo gars yi moo tax mu ne waa ji day fay sax pour ñu désactiver li nga xam ne si mooy commentaire yi nga xam ne kii li muy wax
kenn mënu ko fa saaga kenn mënu fa weddi lenn ñu dindi ko loolu Ousmane moo ko wax ngeen dégg ko kon nag leeral leen nag saagakatu nday yi ne ci réseaux sociaux bi fukki goloom yi ma leen waxoon ne da nga ciy gis 10 kii mooy dugg saaga la même tur bi génn dugal ak beneen tur génn dugaat beneen tur seen truc yooyu Ousmane dootul fonctionner voilà lii moo lay leer ne moom mi ma nga toog di déglu di liir nag waa ji wax na ci man nañ xool nu ñuy saagaa ndayam nu ñuy saagaa maamam sa waay ni italien yi def nii lonk nga tee noonu lañ la koy defal day leer ñu dem Tange ñu kon ne affaire bi. C'est un acteur politique mineur boo xam ne propre bureau de vote élection yi passé duma nañ ko ba ngoon si da doon jooy kooku man duma moroomam bàyyam ci politique mooy sama nawle. Macky Sall bàyyam ci politique ñu koy wax Macky Sall man mooy sama diisal. Macky Sall sa bàyyi lay waxal du waa ak yow foog ni yi muy def nii dina yokk valeur ci Macky Sall waaw Macky yooyu la bëgg ba tax lu mu mënul am ci politique ci terrain mu am ko feneen wala bu foogee ni Ousmane Sonko mooy doon échelon pour mu monter day nax boppam man duma moroomam ci politique. Macky du sa morom ci politique mais li terrain bi wane laay wax bokkuñu ay ambition defe naa li gën a rëy ci réewam mooy di être maire de Ziguinchor qui ne sera jamais. dégg ngeen nee na kii du moroomam baayam lay waxal politiquement muy Macky Sall di ko xamal Ousmane Sonko kii bu dee yow yi baayam ngay waxal Macky Sall sa baay lay waxal échelle bi ñuy wax muy escalier boobu bu dee yow da nga koo xeeb ba def ko lu tuuti Macky Sall noonu la xeebee tu n'es rien waaw nee na leen Ziguinchor la bëgg a nekk maire ba da du ko mës a nekk moom mi mooy fal mooy folli gannaaw am nga sañ-sañ bi nag ñun am nañ sañ-sañu ne la Ousmane Sonko doo mës a nekk président de la République du Sénégal ndax sa arrogance bi sa violence bi nga yor voilà Macky Sall sa baay lay waxal yow baayam ngay waxal di Macky Sall donc Macky am na droit échelle bi sa diggante ak moom dafa sore trop wax nañ leen ko bërki dem y a d'autres ay oppositeurs yu nekk Sénégal opposition bi c'est pas Sonko ay ñoom Gakou ay ñoom Karim tout ce que tu veux ñooñu fan lañ leen teg gis ngeen ñu génn fi def ay discours yu violent gis ngeen ñu génn naan kii man maay baayam laay waxal wala nangam dégg naa même Bougane yóbbu na ko ci direction boobu bërki dem ñoo benn ministre bu war a def ab débat ak moom mu ne non moom Macky Sall lay defal débat kooku mooy débat boobu du mu sa am Ousmane Sonko mi prétendre na ko en 2017 ba ñuy dem ci présidentielle di jàkkaarloo Macky Sall di def débat non Macky da ko xamal ne sa baay laay waxal du ma wax ak yow voilà kon nag moom mi bu ñëwee naan day wàññi kenn dem Ziguinchor ba romb kër yépp dem ba ci kër ka nga xam ne si moom la nekkal en compétition ko mën a sonal ñëw defa ne avec waxu golom yi gars yi di ko tàcc moo koy wàññi Ousmane kii bu nekkul maire Ziguinchor yow doo mës a nekk président ca Sénégal sañ-sañ bi nga am moom lañ am tu es un Sénégalais comme tous doo fëgën doo tous fi nga teg sa bopp àggoo fa tu n'as rien foutu pour le Sénégal defoo dara ci politique kii moo la jiitu ci politique gën la xam luy politique fonction yam yoroo ko woon yow sax ci politique donc boo ñëwee naan da nga koy wàññi di ko diminuer yow yaa ngi toroxal sa bopp sa ay golo ñoo la mën a tàccu waaye kuy raisonner di xalaat xam na ne yow gaay na wax dof rek ngay wax du matin au soir géwal nag maam nee na bu reppee ci xare lu mu jiin xeeb ko di rek bis bu ne yaa ngi jël ay xal di sotti sa bopp waaw sa violence bi billaahi buy tàkk di nga tàkk yow nañ dem gaay jukkoon kon yii ñuy def nii la Casamance n'en a pas besoin te lu mel nii doo mës a gis mu jóge ci l'honorable député maire Abdoulaye Baldé yow ma ko doo mës a gis mu jóge ci tonton Robert Sagna moom waxul yaa wax de yow li ngay wax du jóge ci ñooñu ngay wax yow mës cee jóge yaay baadoo la bi du ñoom ñu ngi jóge ci benn wala ñaari acteur politique te moom ci la bokk
maa ngi fàttaliku 2017 élection législative yi j'étais à l'hôpital parce que Djibi Gueye Ndiaye ma àndaloon du ñu ñibbi def accident boobu loxo di dam mu ñu delloo si ko ba ñu demee song le meeting de Baldé à ADM li fa amoon ci blessé bi ñëw di hôpital di andi blessé c'était devant moi politique du dem dajale xaalis boo xam ne l'origine est douteuse dem recruter ay nit bi jëlee leen Dakar andi leen fii foog ni loolu mun na la may baat ci politique légitimité bu la ko yàlla mayul da ngay xam ni lii la yàlla def parce que yàlla rek mooy may kon yaakaar naa ni ñoo dégg Tange bala ngay départ dama lay wax foofu may ma benn seconde rek ma wax sa waay que ne mi ngi doog a nangu ne yàlla mooy dogal yàlla mooy fal yàlla mooy folli waaye loolu moom day wax ci ay waxam tegu ko fa kon tegu ko foofu moom defe na ne moom mooy moom mooy dogal ci Sénégal gay moom mooy décider kan mooy falu kan moo falu ak yëpp te moom mi wut a falu te doon dara chef de quartier sax mosu koo nekk te yaakaaruma mu nekk ko ci Sénégal gay ñu nekk ah tey ji mooy ñëw di nekk ay donneur de leçon Ousmane Sonko xamal sa bopp waaw bala ñuy ñëw di la wax yow yaay kan xamal yow yaay kan Casamance ge moo maamu Casamance ay Casamance ñoo fa nekk ñoo xam ne faale wuñ sa existence Thiès bee nga juddoo bu élection ñëwee nga bëgg a nekk fi Casamance par force ñoo xam ne ñoo la gën a xam Casamance mosoo dund Casamance xamoo lu Casamance di dund loolu sa cosaan fa la nekk rek gaynde bu ñu fi rey ok Tange dama après ñu ñëwaat jeexul de kàddu yooyu nga xamante ni kii di Ousmane Sonko jiite Pastef yëkkati na ko ci point de presse boobu ginnaaw bi incident yi amee waaye liñ ci gisaat ak ràññee ko ci askan bi laay waxal maanaam Ousmane Sonko la ñuy gis mu delluwaat buum ca mboy ba ginnaaw ba ñuy naan Ousmane Sonko discours am dafa violent li ñu naan Ousmane Sonko dafa agressif mais gisaat nañ ko fa ay accusation la fa indi ay xaste la fa indi ay ŋàññ parce que indi na fa infériorité maanaam suufeel na nit ki indiwaat na fa ay accusation nee na nit ki yàgg na bindulu ci moom fay di bindulu ci moom ba pare ne désactiver leen commentaire yi kon donc yaakaar naa ne Ousmane Sonko kaddu yooyu la yëkkati dafa mel ni kaddu politique politicien la ñu war a saaga duñ am possibilité saaga ñenn ñi rafetlu nañ ko mais ñun su suñu journal People dañuy indi rek suñu chronique ak suñu analyse ça ne veut pas dire que li ñuy wax mooy dëgg wala lu ñuy wax du dëgg mais à chaque fois lu ñuy wax rek mu surtout man mi ñi naan damay acharné wu ci kaw mais je me dis que tey nit ki soo taxawee nga ne dama bëgg a nekk président de la République du Sénégal ku nekk xam ne ni président de la République maanaam mooy le père de la nation yow yaa war a jiite 16 millions d'habitants donc am na comportement boo xamante ni tey sénégalais yi ñu ngi koy xaar ci yow mais chaque fois soo yëkkatee kaddu rek kaddu bu violence lay indi tey kaddu bu violent boobu est-ce que poussewul jeunesse yi ñu dugg ci biir violence ndaxte kaddu bi su daloon tey je crois que xale yi tey ñu ci bëri dañoo sonn amuñu liggéey donc suñu déggee yow nga ne man mën naa leen indi lii indi benn violence je crois que day indi benn révolte gis nañu saa su ne Ousmane Sonko su yëkkatee ay kàddoom maanaam révolte lay indi soulèvement lay indi xaste lay indi accusation lay indi te chaque fois day accuser lu muy accuser yëpp amul ci preuve te tey nit su tegee benn baat ci moom ay nitam jóg taxaw di wax tey dañuy bëgg a laajte ndax démocratie boobu ñun opposition bi di woote est-ce que mi ngi ci ñoom tey dem nga incident am na ñu gaañu tey fan la féetee est-ce que tey du ngeen delloowaat yéen ñaar seen xel rax ci dolli yéen ñaar ñëpp ngeen di doomu Ziguinchor bokk ci Sénégal yéen ñaar ñëpp seen carte d'identité di sénégalais moom moo ci nekk tey yéen ñaar fu ngeen taxawee bëgg a rayante seen bopp te rayante boobu yéen doo ci gaañu Ousmane Sonko Doudou Ka du ci gaañu kan moo ciy gaañu ay doomu jaamur ñoo ciy gaañu ay innocent ñoom ñoo ciy gaañu ay nit yoo xamante ne seen yoon nekk ñoom Mohamed ak ñeneen ña nga ca kër ga ñu denc leen ñooy seetaan ci télé yi seen ay morom di dee ndax mbaam mu tekkul dara nii seen peuple boobu ngeen naan da ngeen koy xeexal si seen souffrance pour jaagari fa pour am benn communication yeewu leen la jeunesse sénégalaise bëgg waxal ndaw yi waa ji fake la ñoom loo xamante ni kaddu yu responsable la ay kilifa tey suñu taxawee aspiré wu ni man kat dama bëgg a yor réew mi war nañu proposer nit ñi benn loo xamante ni tey nit ñi danañu am yaakaar ci ñoom Olof Njaay kat dafa ne cin su naree neex su baxee xeeñ mais cin boo xamante ni ci violence lañ koy dégg bu ñu ko nangu Macky Sall la xeex bu am Ziguinchor lan moo ci yoonu Macky Sall Ousmane Sonko jóg na bay jam baaraamu tuuma la police sénégalaise naan police boo xamante ni lañ fi nekkal ñett lañ fi nekkal mais police boobu tey ay nit yu responsable ñoom ñoo nekk ci police boobu police boobu tey ay nit la yoo xamante ni ba ñuy waat nekk policier ba ñuy dem Dakar Bango
jàngoo di def seen formation police Ousmane Sonko boobu keneen ma ngay jàng wala ñoom juddoo ñu jàngal leen respect jàngal leen droit ñu ñëw tey di ko taxawal nga taxaw di leen xeet di leen minimiser tey la personne su taxawee tey di minimiser police am chaque fois mu attirer police su état la nekk lu ñu fi nii su ma leen woowee ñaar lañ ma indil ñett lañ ma indil fourgonnette lañ ma indil mais est-ce que tey kaddu yooyu la nit ñi doon xaar ci Ousmane Sonko non franchement parler de kaddu yooyu lañ doon xaar ci Ousmane Sonko bu doon premier point de presse boo xamante ni kii di Ousmane Sonko def na ko xas na kii di Doudou Ka nee na il est mineur en politique fekku ko ak moom baayam Macky Sall la ko séqal waaye ginnaaw loolu tamit ñu bëri nee nañ Doudou Ka moo ko jiitu ci politique Doudou Ka de lu mu xam ci politique Ousmane Sonko xamu ko ci politique Macky bàyyi Sonko lay waxal ci politique pas Sonko ñu ngi ñaawluwaat violence bi nga xamante ni Ousmane Sonko mi ngi koy soulever ci jeunes yi di ko indiwaat ndaxte Casamance yàgg na ñu ngi ci jàmm dégguñu fa daal ba mu fa duggee si la coow li am gaa ñi nee nañu nag Ousmane Sonko dañ la invité point de presse wax dëgg yàlla du campagne électorale wax dëgg yàlla ngeen ko invité conférence de presse ngeen koy prétendre journaliste yi ñëwal ba ci buntu ba gaareel wàcc tapet la du leen affronté ci suuf dinañ leen ko jël ci kanam kon nag gars yi yéen a dégg loolu waaw Doudou Ka boobu ñuy wax Doudou Ka gis leen ko fu mu génn def benn discours bu violent Doudou Ka dañoo dem ba këram Doudou Ka di ki nga xam ne si moom mooy xeex ak moom moo bëgg a yor mairie ba mais yow boo ñëw affronté ko politiquement mais yéen est-ce que Ousmane am na benn détail boo xam ne daf leen rëcc est-ce que bi mu fa demee jël ay otoom ndananana mbéb bi état bi jox ko ay oto sax ay policiers ay gendarmes yoo xam ñi ngi ko escorter en plus ci staffam boobu yor seen ay fetal di ngan luy tiire ci kaw te duñ dara duñ tus ñoom yam buñ ñeme woon nañ fetal di ci ki fi taxawoon jéggu ne leen tiire leen ma parce que yow nga ñëw mi ngi mel ne moom mu demoon ba kër Macky Sall yabal waa APR ñu dem ba buntu kër Ousmane Sonko naan dañ fay jaar di jéem a wut luñ fa benn prestige bi ñu fay am mais xam ne ko provocation la ay garnab ñëw naan dañuy tiire ay balak dañuy avertir nit ñi vous êtes qui mu jël li nga xam mooy la gendarmerie nationale bi ñu teg la police di leen minimiser naan da ngeen war a taxaw ne ngeen bàyyi ñii ak ñun kooku moo leen war a yilif démb suba te ñii ba ñuy dem bàngoo comme ni ko waxee booba Ousmane Sonko juddoogul laa la wax waaw moom mooy ñëw naan léegi yéen police ak gendarmerie bu ñu ëffalee population ñuy daje lu tax ñu créer police ak gendarmerie mais pour que conflit yooyu bu naree am ñoom ñi ñoo ñëw intervenir doo ko jox justice ba mais yow nga bëgg yow futur président wala nga koy aspirer sa ay gént parce que na nekk gént ci yow ni nga waxee ne waa ji du mës a nekk maire Ziguinchor te on va voir ne newoon nga fi Macky Sall ak terre bi bu fekkee ne dem na àgg jam ñaajo yow doo sant ci Sonko gis nga décembre Macky Sall dama la koy ñaan monsieur le président Ousmane Sonko Gueye laa koy santale quoi parce que nee na sant du Sonko décembre terre bi dina dem ba jam ñaajo di dem ak di ñëw te sawaay dinaa leen tegal vidéo fii ngeen koy dégg bu boobaa du sant Sall du sant leneen Gueye laa koy santale parce que dama koy nangu ci Macky di ko ñaan président ñu tudde ko Ousmane Gueye pas Ousmane Sonko waaw parce que Sonko ci joolaa nee nañ ma mooy fitna waa ji fitna santam boobu daf ko mérité parce que mooy reflété ci li nga xam moom mooy li muy dund voilà Doudou Ka tranquille ñëw teg posé wu gën koo préparé politiquement et tout waa ji ñëw na ba Casamance dégg ngeen fa benn discours Casamance bu ma ñëwee dinaa leen defal lii wala bu ma fa nekkee maire wala maire ba ma fay teg dinaa leen defal lii dinaa leen defal lii dinaa déggu leen ko fa de ay rayante ay ñi jóge Dakar bu ñu jógee dinaa leen tegal benn vidéo après ngeen dégg mu naan ñi nekk Dakar ku fi jóge ñëw fii say doom na ngeen leen téye sinon dañ leen def ay morceau newul seen doom yi ak sama dooma bu ñu ñëwee fii dañ leen def morceau parce que Mohamed am moom ak yeneen doom yi ñi ngi gàllem mu tëj leen seen ay doom ñooy ñëw Ousmane Sonko di leen wax ne man Casamance maa ko moom mel ne Casamance bokkul ci Sénégal bañ naan mi ngi mel ne yow nga jógee Casamance dem Thiès wala nga dem Saint-Louis wala nga dem Ziguinchor ça doit être la même chose quoi mais nee na bu ñu jógee fii ñëw fii dañ leen ko delloo si ay morceaux xool discours bu salte bi un leader politique qui aspire à être le chef de l'État di génnee di dégager parole yu mel noonu xaadim du leen fenal dégg ngeen ko fu nekk après ci fin wu vidéo bi dinaa leen ko ci montel ngeen déggal ko seen bopp moom moo toog di ko wax ay gaayam di ko tàcc foofu yéen a ñàkk jom
vous n'êtes rien doo leen tous Casamance ñu ci bare bu dee fa nga dëkk da nga war a sant Macky Sall ndax am na ñoo xam ne seen village yooyu dañ ko nangu woon dàq leen ñu génn fa Macky Sall leen libéré ba tey ñu dellu fa ñu nekkoon kooku Sàllangaari moo ko def waaw pont Farafeñe boobu yeneen pont ya demal nga xool ku leen ko defal ca Casamance Macky Sall la donc yow Macky bu juttowul Casamance sax la mu fa def doomu Casamance defu ko pour muy clair te pas Casamance fait pas du Sénégal li ngay wax foofu da nga ko waroon wax ku jóge Saint-Louis ñëw Dakar da nga war a seen doom yooyu bu ñuy ñëw dañ leen di daggate wala ku jóge Thiès wala ku jóge Kaolack la même chose mais Casamance pour wane ne yow tu es le fils du Casamance yaa moom Casamance Doudou Ka da nga koo gën a nekk Casamance ci lan yow tu es kii ba ñëw taxaw naan ku fi ñëw àndul ak man buy dem Dakar dañ koy def ay morceaux lañ koy yabal yooyu discours yu salte yooyu un leader bu am xalaat mais Ousmane Sonko kan moo lay conseiller Ousmane Sonko ñan ñoo la entouré ay Jomaay Fay ay fenkat yoo xam ñi ngi taxaw fii naan yow dañ doon préparer pour rey la mais pour lan yow bu doon da nga jël deuxième xanaa Macky bu doon rey Idriss Seck la doon rey mi jël deuxième mais yow avec 15% tegal naa leen sama vidéo bi passé Jomaay bi ñëwoon di rëy lami naan Moustapha Niass bee di président wu assemblée ba en 2000 amul woon sax mësul am li pourcentage bi Ousmane Sonko am Maïmouna Diouf kàccil na la en 2000 Moustapha Niass avait 18%. mu naan ko kañ mu ne ko 2000 mu ne yàgg fii tegal naa leen vidéo bi ñii gàcce du leen rey ñii ay nit yu ñàkk jom lañ yow ban intérêt ñam gis nga affaire boobu ñuy wax 3 mois 6 mois ci gannaaw ñu ngi ko doon wax naan non Ousmane Sonko bu demee ñu ngi koy préparer attentat pour rey ko kan moo soxla rey maamu Ousmane Sonko pour lan Ousmane Sonko lan la mën a tiital Macky Sall ci lan de 15 à 58,27% kooku Macky Sall war na ko tiit war na ko ragal wala mu koy teg fenn ba di ko tiit ba naan dañ koy créer ay attentat mais Macky Sall mi ngeen di tooñ du matin au soir dem def seen ay conneries def seen ay provocation rey ay doomu jàmbur ñuy dee gis ngeen lu mu wax fii wax na leen ne ci dañ ko dem ci kanam sax après nañ bàyyi temps mu ko ne après li ma bëgg wax nii après ñu déglu ko quoi voilà léegi ñu dem foofu temps ko ne de presse Ousmane Sonko nee na ay kàddu yu violent la indiwaat ku leen mbéj fii moom ku ko mbéj fii dafay fayu fële bokkul ci ñoo xamante ni ci télé bi la ñuy nekk di saaga su yeboo nit ñi nañu ne dafa violent su yeboo ne nit ñi ne dafa violent tey moom leen dafa aspiré wu nekk président de la République du Sénégal ngallaawaay est-ce que sénégalais soxla na un président qui est violent est-ce que sénégalais soxla na tey un président boo xamante ni yow nekkoo boo président amoo góor nguur amoo góor benn droit nga taxaw est-ce que yàlla su la joxee nguur googu tey mu leer na que lépp ñu ci sa loxo est-ce que doo ko utiliser contre ce peuple loolu moo ragal loo askan bi tey toujours ñi ngi naan Ousmane Sonko c'est un jeune sénégalais on le respecte très bien moom jëmmam dañ ko respecte très bien on s'en fout de lui c'est un violent yow yaa ko waay kan moo respecte bokkul ak politique boo xamante ni Sénégal xamoon na ko Sénégal de Senghor à Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba Macky Sall opposant yàgg na fi am ñu bëri yàgg nañu taxaw di riposter Sonko respectul kenn tey duñu ko respecté Sonko indi deret bu tàng bu Ousmane Sonko indi bëgg dugal ci bopp jeunesse yi te en plus en réalité lu ci bëri lu muy wax day victimiser boppam di utiliser jeunesse bi di leen rey gis ngeen événement mars bi li fi xewoon ay doomam duñ fa nekk de ñoo faatu ñi ñu war a yóbbu Dakar ay morceau doomam bokku ca yaa ñàkk jom yoon woo ko mu mënoon taal otoom ndànk dem wuy di ne nii ak nii la su sénégalais yi gisee ni injustice la ñoom ñooy taxaw ak askan bi waaye fexe na ba ay fukki nit ak ñeent ñàkk ci seen bakkan ay magasin jaamul ñu yàq Macky Sall la ko jiña voilà ak mortal combat am quoi jaxase réew mi ba nga xamante ni réew mi jaxasoo na mu foog ni loolu doy na ñu ne ci jàng leçon mu toogaat di menacé di naan deuxième vague tey mu nga ne leen Ziguinchor naan ku leen mbéj dóor leen ku leen génn def leen ni est-ce que loolu danañ ko mbéj moom ci boppam Sénégal xamul guerre civile Sénégal dëkku Mame Baye la Sénégal dëkku Seydina Limamou Laye la Sénégal dëkku Serigne Touba la Sénégal dëkku El Hadj Malick Sy mu neex leen ak mu naqar leen mooy golo mi di saaga fi kilifa diine yi tey ku nekk Daara Jolof mën na am soxna ci foofu ba nga xamante ne dara day dugg je crois que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar nañu indi discours jàmm nañu indi discours paix loolu la Sénégalais yi di xaar ci Ousmane Sonko mais quant à
tey su ngeen xoolee violence bi am ci politique bi su ngeen xoolee violence bu am ci réseaux sociaux yi su ngeen xool saaga yi am ci réseaux sociaux yi rawatina xale yoo xamante ni ñoom ñëpp les amazones de Sonko les amazones de Pastef groupe Pastef ñoom ñëpp su ngeen xoolee ci seen ay tur ak ci seen ay photo waa Pastef la ñu indi ci benn violence ci réseaux sociaux yi warmaa lu ñu kenn saaga la ñuy jàpp ak xaste est-ce que looloo tax mu bëgg ñu désactiver li am mooy commentaire yi am ngeen plan boo xamante ni mën na développer Sénégal je crois que da ngeen koy teg ci papier teg ko ci ay këyit débat bu ngeen dem bu leen wax xuloo bu leen wax arrogance Sénégal kat gis nañu suñu jaaree yoon bii dina dox Sénégal kat suñu defee lii dina dox su boobaa askan bi yëpp ay ubbi seen bët déglu leen ànd ak yéen mais discours violence la ñu fi bëgg indil discours terrorisme la ñu fi bëgg indil discours Hitler la ñu fi bëgg indil tey nag askan bi lay Sénégalais yi baax ñoo tëdd Sénégal ku ci nekk Sonko dana takk moom goloom yi discours am ak xel te bañ ko dégloo xol te buñ ko dégloo xel ba pare ku ci nekk na analyser discours am bi muy joxee tey ak bi mu joxe woon 2014 bi muy ñëw ba nit ñi naw ko bëgg ne changement dina am est-ce que discours yi méngoo na nit ki nag li mu lay wax tey su méngoo li muy wax suba je crois que xel war na ci tey ci kat la boo xam ne waaye yow ne waaye yow muy discours boo xamante ne violence la indi discours boobu rek je crois que mën na indiwaat beneen violence te xam nañu Casamance ñaata doomu aadama ñoo fa dee tey Casamance dañu soxla la paix tey Casamance ay doomu Casamance ñooy indi violence ci biir Casamance Casamance dafa bokk ci Sénégal benn doomu Casamance du cas du Sénégalais je crois que nit ñi war nañu prêter waat attention ci baax ci kàddu Ousmane Sonko yi muy yëkkati na ñëpp organisé wu dëgg la man wax daa leen ko dinaa leen ko waxaat duma koo xam ne damay toog ñu mbéj ma ci lexu càmmoñ ma tàllal lexu ndeyjoor ne dóoraatal wër ci télé yi di saaga di xaste ça passe encore waaye dóor moom dóor a koy faj bañ wax ku ma ne ay day yee fitna wala dafa violence parce que Sénégal xamul ku riposté Sénégal xamul ku riposté de xamul ku dóor day dóor ñëpp di gis ñëpp a ngi ne tekk nag violence rek ñëpp laa wax amul exception voilà waaye ku jógoon de dégg nga nee na ñëpp laa wax amul exception dégg ngeen lu mu waxoon ci kilifa diine yi dañuy xaar ba affaire bi jàll ñuy doog ñëw di wax donc nee na leen amul exception faalewul benn kilifa diine moom li mu wax mooy am gis nga nag Ousmane Sonko ñi la gën a compter ñee say maam ba ñuy judd fa leen fekk say baay fekk leen fa yow mi ngay doog a agsi fa nga leen di baax waaw amul exception du yaay décider dara ci maamu Sénégal loolu dafa war a leer kilifa diine yee àndoog ñoom chef de quartier doo ko mës a nekk wasuma ak président kooku day mën a leer way donc dégg ngeen ko sans exception fa leen ne woon na leen li ma leen ko waxee ñoom dañuy bàyyi ba affaire yi jàll ñuy doog a ñëw te yoo xam moom mi moo ko provoqué tey mi ngi koy provoqué waat ne leen nag xaaruma ci ay kilifa diine lu ñuy wax ak intervention yu ñaan on s'en fout yow ti t'en fous mais nous murit yi tijaan yi laayeen yi ñaseen yi catholique yi nekk Sénégal yow la ñuy jël ñu taal la ca mbalit ma waaw ni sëñ Muntaxa doon wax ku jariñul dara jël ko nga sànni ko ca mbalit ma daañu la sànni ca mbalit ma Ousmane Sonko continue te ñëpp taxaw nag di wax ndax lii xew nii yàlla xam na ni bu doon Pastef moo def tournée ñu attaqué ko sax mu défendre tey nga gis nuñ koy traité les nervis de Ousmane Sonko def nañu lii gaañ nañu kële dóor nañu kii loolu mooy Sénégal loolu nag su dee ci nii la war a demee ragaluma ku ma ko jiiñ waaye du ma ànd ak kenn di la digal demal joxe sa bopp ñu duma la. danga koo sañ. du ma ànd ak kenn di la digal demal ñu rey la loolu du ma ko digal kenn. gis nga li ngay def moo pire soxlu ngaan du ma dem de waaye dem leen ngeen fayu waaye nga leen di yabal ñu dem ci buntu kër koo xam ne bu ñu fa demee fitna yeewu fa nga naan leen buñ leen fa dóoree bu leen fa fayu leen kooku mooy sa waxu dof yi da nga bëgg a gérer communication bi d'une façon que yabaluma leen mais yaa ngi leen di yabal en même temps ndax buntu kër waajee yaa fa yabal say gars yi bu ngeen jaaroon ca benn côté mbir moomu du am lii ngay def rek ah dana xëppwaat ci sa kaw Ousmane Sonko lu leer lañ la wax waaw kon neel nag sa manipulation yi du jàll Sénégal doo fa tus doo fëgën doo dara tu es un citoyen sénégalais comme Adji Sarr comme man mii comme qui que ce soit doo dara bay ñaan kii politicien mineur la kee majeur la man maay nga doo tus booy wax ak baayu yee Macky Sall sa baay lay waxal amul di wax ak yow
kooku dafa war a clair Macky mosu leen ko dégg mu wax ba tudd ko moom nag fu mu waxee tudd na fa 100 000 fois Macky Sall Macky sa existence réglé wu ko Macky ma nga fee ca Dubaï Macky ma nga fële di lijjanti Sénégal Macky ma ngay def hôpital yi Macky ma ngay def stade olympique ba Macky ma ngay taxawal terre ba nga xam ne décembre incha allah dina fa jaar Ousmane Sonko dana ci dugg dana sant Guèye incha allah parce que newoon na bu ko defee mag moom santul Sonko yooyu la Macky dox Macky amul temps toog di tontu golo gu mel na yow bii naan lañ désactivé kenn dem na bay calculer ni ma la waxee bu ay gaay ku wax ci moom Ousmane Sonko dafa ñaaw yow da nga war a bàyyi li nga xam mooy commentaire yi pour ñu lay saaga Ousmane Sonko yaa ak say gaay mais torox ngeen sa waay yow sa xam-xam jeex na gaynde yow dootoo dara tu es mort politiquement mort dégagel ngay def sa dégage yooyu yaa war a dégagé wu gaynde ciao gars yi ñu àggale après ma nuyu leen. Les forces de défense et de sécurité nañu def seen liggéey buñ ko mënut nañu maandu ci mbir mi ngi la waay bu ñu dem di ànd ak ñoom di sot nañ ci maandu ndax buñ ci maandu woon benn fan ñoom ak opposition kese ñoom ak askanu Sénégal kese benn demi matinée rek mbir mi jeex. non foofu dama leen di jéggalu il faut ma dagg ko parce que bul ne askanu Sénégal da nga naan ñoom ak suñ golo yi ànd ak man Ousmane Sonko golo yi ne ci réseaux sociaux yi ñooñ duñu intervenir ñoom Tunkara ñooñ buñ leen doon rey foofu ña nga ca États-Unis de ñee ña nga ca France ñee ña nga ca Italie ñee ña nga fu ne sa golo yi ngay wax mais bul wax sénégalais yi sénégalais s'en fout de toi 58,27% yooyu Macky Sall lañu àndal tey yii boo ko doon xool mat na 80% parce que ñu bare wàcc nañ la sànni nañ la ca sën ba ca mbalit ma kon nag booy waxal sa bopp ngay ne voilà donc ñoo nga xam ne yaa leen war a yilif ëllëg muy les forces ñi yor sécurité Sénégal yow nga ne nañ leen bàyyi fee ñu ëffal leen ça veut dire que bëgg nga ay deret ay bakkan deeti fi yoo xam sa doom Mohamed ak ñeneen ñi bokkuñu ca doomi jàmbur doomi baadoole ñoom ñooy dee Ousmane Sonko war nga rus ci def discours yu mel nii dem nga ba Casamance wax ma ban parole nga fi wax boo xam dagal defal lii Casamance kan moo libéré Casamance kan moo dindi gars yi rebelle yoroon àll bi kan moo delloo village yooyu ña fa dëkkoon Macky la tudd Sall la sant kooku da nga ko war a sant yow en tant que Casacé nga def sa discours salte yi les forces yi nga xam ñoo yor sécurité Sénégal nga bëgg neen teg leen fële defal dañuy farfarloo ndax ànduñu ak yow ci yëfu dof yi ngay def sawaay xoolal si discours say conseil nañ leen xoolaat Ousmane yaa ngi déliré Ousmane nañ la faj yow mi da nga am ay problèmes yu sérieux gars yi ñu déglu fin bi. kon li may wax sénégalais yi en tout cas ñi ma àndal ak ñi sama sympathisant waaw ñi nga àndal voilà waaye bul wax sénégalais yi quoi parce que sénégalais yi da nga leen a soof. ku ne na nga organisé wu nag préparé sa kaaraange bu leen attaqué kenn nag bu leen dóor kenn bu leen saaga kenn. waaye def leen provoqué bu ñu leen laalee ngeen jam leen quoi sécurité ba mu mat sëkk. ku leen dóor da ngeen jël seen matuwaay. dégg na mu ko defee na ngeen ko defee doona. kii moo war a yor Sénégal suba quoi amul beneen solution. sénégalais yi yéen tamit Macky Sall su dee moom rek ak ñi mu àndal. xam na ni ëppul doole nit ñi. oui dañ la riñ la. ils sont une infime minorité sociologique. voilà le mois de mars waree na ko. ñoo gën a tuuti. ñoom ñëpp dañoo demoon dugg ci sous-sol yi. 58,27 plus. contre 15%. lii la mën a jaare pour terroriser les Sénégalais ndax na boppam. man Ousmane Sonko maa assumé sama responsabilité woote. faale bu sëriñ yeeg kenn. ci suuf ba ci kaw. ba kuñ fi dóor na nga fayu. parce que xamante ne ñett ci réew mi la ñu dëkk. te je l'assume devant tout le peuple sénégalais. kii moo war a yor Sénégalais yi. waaye yaay ponkal ngay def nag ni ñaari at yi ñu jëm. dina doon at yu méttee métti. jeex su ma sañoon. en tant que sénégalais. su ma sañoon ak cofeel gi ma am ci réew mi. voilà wax na leen ko nee na ñaari at yi ñuy jëm. mooy diggante fii Macky Sall 3 sax la war a wax mooy li ci des réew mi dana metti mooy dinaa def tout pour taal réew mi dinaa woo xale yi jël samay doom nag man ak lu takk ci man ñu ne ca kër ga yéen baadoole yi dinaa fexe ba seen doom yi génn ngeen déggaat fi yeneen doom yu dee à part les 14 là
kooku ñun ñi ngi wut Sénégal nu mu développé woo ñun ñi ngi wut nu ñu génne ci coronavirus bi nañ lañ war reprendre waat ba Sénégal yi ñu fa yàqoon ñoom ñi nga xam moo ko provoqué woon état war ko fay war ko récupérer état wut nuñ dindee loolu dundu fàtte li nga xam mooy coono bi coronavirus bi tegoon ñu Ousmane neen leen day metti ndax dina def tout ay campagne am lii ngeen fay dégg du ngeen fa dégg ay proposition lii laay def bu ma nekkee président wala bu ma nekkee maire wala bu ma nekkee déedéet waaye xale yi nuñ génne waaye Ousmane bis booy ñëwati sa doom laa la wax sa taaw ak la ci topp na nga ko jiital wala booy ñëwati def point de presse gannaaw tàppet nga boo xam ñi ma woo def conférence de presse journaliste yu ñàkk fayda yi nekk Sénégal nekk ci site yi di la may ñëw di la dëkk ay microphone ngay def sa show yi soof yi sa violation yi ñu la koy proposer di ko divulguer ci Sénégal di ñu tooñ na nga jël sa doom nga teg ko sa wet ne sama doom yaa ngi nii ñoom ñooy jiitu ci xeex bi waaw géwal yi ba mette bu guerre daan am ñoom ñooy jiitu bal ya ñoom lañ jëkk a dal bu dalee say doom ñu xam li ngay wax dëgg la ci yow waaye doomu jàmbur ñooy dee nga nekk di ko interpréter di ko def ci ay point de presse yaa ñàkk jom doo dara doo tus doo fëgan yaa sa golo yi nga xam ne ñu ngi wut ku la laal fii ñu bàyyi man samay kii gis nga désactivé wu ma benn commentaire saaga tuwaay signalé bloqué sa maam laay def mu gën a clair wa tey ji leeral na leen ko yéen a ko dégg ci noppam ku wax ci moom da ngay dem nga désactiver commentaire yi kooku mooy maa leen jabal boo ma tuddee ne dama ñaaw wala nga critiquer ma ñu saaga sa ndey te da nga ko war a accepter maa ko bàyyi fii ku fi saaga waaye xoolal Khadim Gueye Tebel tudd Tange merci ànd naak yow ci daggitu émission boobu di la nuyu di nuyu Dame Dieng di nuyu waa leeral yépp yéen ay gëree ngeen teg leen ko ci yoon ay golo yi ay tàppit yi ay tunkar ak ay xawma lan ba Ousmane Ba man neewoon naa la ñeenti Ousmane yi leen mooy Ousmane Tunkara Ousmane Dramé Ousmane Ba ak Ousmane Sonko ñoo dàq kàcc ci Sénégal ay mythomane yi gën a rëy mooy ñee duñ dara ay tàppetu clavier lañ ne ci gannaaw yaakaar ay 10 saagakat yu nekk fii di saaga bu ngeen di saaga na ngeen xam fu ngeen di saaga fii du seet waa yow sama chaîne moom doo leen fi siiw ni ma leen koy waxee bloqué sa maam signalé sa maam peace and love guys in the world ba ci fan yi jaajëf Tange respect Dame respect ciao. Les gens ont été identifiés comme étant des gens de Yeumbeul de je ne sais où. Je demande aux parents de ces gens-là de les retenir parce que si on les prend ici en Casamance ils rentreront en morceaux. Qu'ils les retiennent à Dakar. Vous avez accompli votre mission, j'allais dire sans faute, avec sincérité, avec efficacité, avec dévouement. Et cela s'est traduit par des réalisations concrètes sur tout le territoire national, à ma grande satisfaction et à la satisfaction des populations du Sénégal. C'est dire, Monsieur le Premier ministre, que vous êtes et vous serez l'un des rares Premiers ministres qui quittent leur fonction la tête haute et le sentiment d'avoir réussi à accomplir sa mission à la satisfaction du chef de l'État. Vous serez appelé à d'autres fonctions aussi importantes sinon plus, et je suis persuadé qu'avec vos talents, votre engagement pour la République, vous y ferez aussi bien qu'à la tête du gouvernement. Je vous présente donc encore une fois toutes mes félicitations en vous souhaitant un grand succès pour l'accomplissement des nouvelles missions que la République vous confiera. Merci, monsieur. C'est moi qui suis honoré et heureux en même temps. dinañ fexe ba jeunesse bi ñee seen
seeni leader dinañ fexe bi jeunesse bi ànd ak ñun ci jikko yu rafet ànd ak ñun ci koom ànd ak ñun ci lépp li nga xam ni moom mooy defar dinañ fexe ba ànd ba Ziguinchor nekk ci jàmm ngeen baal ñu àq wa salaam jërë ngeen jëf. dégg naa sax ñoom Sonko di wax ni dañuy yeewi askan wi luy loolu dem leen ca xadd fakka kabla xadd basta fadla fa durru walla ma bëgg leen a xamal ni dafa am politique politicienne am politique de vérité fii politique de vérité fi xew ku ci neeti Macky deful lii neel Macky def na lee defal la mu wax waxal la mu def ku ci ne dama bëgg mu jóg fi boo bokkul ci ñi ko fi tegoon itam say mbokk bokkoon nañ ca ci ñi ko fi teg am na kilifa guma nii waaye ku nekk te ba noppi nangam ak ci nangam waaye ku nekk te ba noppi nangam ak ci nangam waaye ku nekk ak sa style ku nekk ak sa façon ku nekk ak say raisonnement annaasu muxtalifun yàlla dañoo bind wuute lenu man kuy góoxe lex ak ku am problème ak moom demal lijjanti ko man du ma am problème ak kenn waxuma la ak chef d'état du dëgg. islam ak lu tax mu dem fa nga laaj ndax dafa ne dafa feebar mu wane ab kayitu ordonnance ni dañ ko digal kinésithérapie. charia lu mu ci wax mooy dafa xaraam ci bépp fànn ndax ku dëkk ci réew mi am culture tuuti xam nga ni salon de massage boobu du salon de massage kinésithérapie waaye ay caay-caay kese moo fa nekk ay xale yu jigéen yu dem ubbi seen salon amuñu benn diplôme kinési seen publicité yi nga xam ne ñu bëre man ci taalibe yi ak parce que ñun ay nitu diine lañu dañuy gëstu tamit ndax duñu tëb rek wax lu ñuy publicité seen salon mooy ñëwal summeeku ba set ñu toppatoo la ba nga am mbégte wax yu ñaaw yooyu xal képp ku ko publicité ci dëkku diine dëkku charia dañ la war a jàppi ci bés boobu tëj la kaso duma la juróom-ñaar fukki yar yu métti yar yu métti loolu mooy atte bi ci charia ki fa dem ak ki koy def yépp la ñu war a jàpp duma leen duma yu métti bu dee dafa ne am na oustaz bu ko digal yaakaar naa oustaz boobu bu dee dafay ànd ak moom oustaz bi war na di wax dëgg oustaz ba juum na ba ci kanamu yàlla ndax xawma ban école la jàngee ci ban idéologie la ko teg waaye teguwut ci mazahibul arba suñu waxee mazahibul arba mooy ñeenti école yu l'islam sukkandiku lu dut ñeenti école yooyu koo fi tudd ci école rek l'islam reconnaître ko sukkandiku diine yépp Afrique Asie Amérique ci continent yépp weesuwut ñeenti école yu mag yooyu mooy imam Malik imam Hanbal imam Shafii ak imam Hanafi ridwanullahi alayhim ajmain te lii buñ ko waxee dafa nekk loo xam ne ala ittifaqul ulama wal jamhur bépp borom xam-xam bu musa wàcc ci kaw suuf ci diine accepté nga ñeent ñi gannaaw biñ feeñee ni kenn waratul sukkandiku du dul ci ñeenti école yi moom la alamu islami bi yépp nangu keneen ku fi ñëw nag bees la te defagu fi ñeenti téeméeri at te yooyu kenn du ci sukkandiku imam boobu ko digal loolu imam bi juumloo na ko ba ci kanamu yàlla bu dee imam bi la ci moom la sukkandiku te moom it culture générale am ci suñu gis-gis yaakaaroon naa ni waru ko may muy juumte gu rëy googu. tey xam nga ni Diamniadio affaire amagu fa niveau d'infrastructure zéro niveau d'équipement zéro pratiquement dara amu fa soo jëlee zone waaw non soo rombee di nga gis quelques bâtiments oh my réew mi tàkk ba noppi kilifa di nii nay doog a intervenir parce que am na loo xam ne suñ ko taxee woon peut-être bu njëkk ba sax du ñu egsi fii. li may wax nag li ma ci gën a bëgg a leeral mooy man contre ma vaccin de bi ñu juddoo ba léegi ñoo ngi vacciné wu te vaccin yooyu amul benn bu ñu ci defaree Sénégal à ma connaissance wala docteur donc problème bi du est-ce que contre na vaccin wala contre ko gëw mooy ni vaccin bi complot la. ndax bu doon complot ñoo ko defar duñ ko xëccoog ñun
parce que xel day loolu lay jëriñ bu dee ñoom ñu ngi koy xëccoog ñun ba ñun mënuñoo jot ci vaccin bi ça veut dire que ñoom jàpp nañ ni vaccin bi lu baax la ba tax ñu koy def kon loolu dama bëgg mu leer balaa parce que sénégalais da ngay génn fi rek waaw moom nee na moom ne déedéet damay wax lu leer contre ñu principe bu vaccin àdduna dafa dox dafa nu muy doxee dafa gaaw science dafa dox médecine bi 20 ans 25 ans 30 ans ci gannaaw ku la waxoon opération éveillé nga ne xanaa ci wéru waaye tey ñu ngi koy def kon vaccin it bu dee ñu ngi ko doon defar ci 15 ans 20 ans science mun na dox ba ñu defar ko ci anam bu gën a gàtt. waaye li tax ma ne nañu moytu mooy dañu nekk ci contexte boo xam ne ñii bëgg a dugal nouvel ordre mondial jaar nañu fu ne mu dëgër fu ne même affaire corona bi jaar nañ fa andi ñu coowul vaccin bi ñu xamee ni africains yi duñu nangu vaccin alors que suñuy président yenn suñuy président ñoom nangu woon nañ ko ba noppi parce que président bu taxaw naan la nouvel ordre mondial rek mi ngi ci système u gars yi am na lu ñu bëgg fexe ba dugal ko ci li nga xam ne moo leen di gêner ci liy capacité Afrique rawatina nag croissance beeg jeunesse population beeg yeneen ak yeneen kon ñooñu bu dee jaar nañ fu ne mu dëgër lii am ñu daal di créer benn dynamique boo xam ne pour créer un choc mondial benn chaos mondial jaare foofu nag ne il faut ñu dugal li ñuy dugal nañu tey bu ñu kenn manipuler yàgg nañoo souffrir jaar nañ ci traite négrière jaar nañu ci colonisation ñu ngi ci néocolonisation nañu dellu siwaat suñu bopp liggéey lu ñu war a liggéey moom suñu bopp defar li ñu war a defar bu boobaa kenn dootuñu yépp waaye lépp lu ñu la wax lu weesu loolu rek am na leneen loo xam ne ñu ngi ko ciy essayé laxas te nañ ci dellu si ci beneen waxtaan